représenter les Grands Moulins de Dakar au nom du directeur général, M. Franck Bavard. Les Grands Moulins de Dakar sont une entreprise spécialisée dans la production et la distribution de farine et de l'aliment pour animaux. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'aliment pour animaux. Pour l'aliment pour animaux, nous avons deux produits, l'aliment de volaille et l'aliment de bétail. L'aliment de volaille, nous avons deux gammes, la gamme chair et la gamme ponte. Pour la gamme chair, nous avons 5 produits, le pré-démarrage, démarrage, croissance, croissance plus et finition. Pour la ponte, nous avons aussi 5 produits, le premier âge, le deuxième âge, la pré-ponte, la pondeuse et la fin de ponte à partir de 51 semaines jusqu'à la réforme. Et pour ce qui est de l'aliment de bétail, nous avons 4 produits, le djarga nac, que vous savez, le bovin, le djarga face, le cheval, le djarga. Nous avons un partenariat qui lie les Grands Moulins de Dakar au Conseil national de la Maison des éleveurs. C'est ce partenariat-là qui nous amène. Pour ce qui est de ce partenariat, il dure depuis plus d'une décennie. Et ce partenariat permet à la Maison des éleveurs, au Conseil national, de bénéficier d'un tarif spécifique qui est légèrement inférieur à celui des distributeurs. Ce tarif est un tarif spécial de 5%. Et plus une ristourne de 2% à la fin qu'on remet, soit 7% en définitive. Et ce partenariat dure depuis des années, nous tentons de le consolider. Et chaque semaine, nous octroyons au Conseil national de la Maison des éleveurs un camion d'aliments, voire plus. Nous allons essayer de faire notre mieux pour peut-être... Donc nous allons essayer, en échange avec la direction générale, nous comptons augmenter ce quota pour que tout le monde s'y retrouve. Je sais que c'est peu, nous savons que c'est très peu, mais vu la demande que nous avons et la tension qu'il y a, nous allons essayer peut-être avec la direction générale, avec Ismaïla Sow, de voir comment trouver les voies et moyens pour améliorer ce quota, Inch'Allah. Donc au nom de la direction générale, des Grands Moulins de Dakar, nous remercions toutes les personnes ici présentes et nous nous réjouissons d'être là aujourd'hui pour participer à cette rencontre. Jërë ngeen jëf, merci. Si ma taxaw nii dama kontaan lool ndax organisation bi ni mu amee dafa rafet lool. Ismaïla ñu ne kuy béy xam nu ñu koy waxee dafa war a tàmbalee ci tànkam ci weewu tànkam commencé nga ko fii ci Thiès nag xanaa loolu nga def waaye li nga fi def su fekkente ne mënuloo dajal Sénégal yépp benn place ñu ngi lay ñaan nga defe ko nii ci région yépp ndax defe naa ne ñi fi ñëw tey dinañ fi jël xam-xam bu bari dinañ xam wax dëgg yàlla maison des éleveurs maanaam Galle Aynabe lan lañu liggéey ci Sénégal lan mooy seen taxawaay loolu nag léegi-léegi ñu daje comme ndaje lii mooy tax ku ci nekk nga xam keneen ki fan la fare ak taxawaayam nu mu toll. Yéen waa région de Thiès sàmm yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen wax ne am na ñu fi wax ci ministre bi dafa am loo xam ni dañ ko doon mébét fi lu yàgg a yàgg ñu amoon ci jafe-jafe yu bare bare waaye gis nga ndam moo jara ñaan pour loolu décanté mu am ngeen teg ci seen bët ba ngeen gërëmaate ministre Ali Saleh Diop mii ci moom la dal nit ku baax ku mën a ànd ak sàmm yi xam nga booy sàmm boo nekkee sàmm booy ànd ak sàmm yi da yaa ngi sàmm ñaari jur ngeen baal ma ci kaddu gi ndax ñu bari ci ñun ñu mel ni man jànguñu dañu topp ci jur gi kon tuuti lañu waroog jur gi ku ñu mën a dajaleeg jur gi nag sàmmañu mu aw yoon ku nekk nga amel ko yetam loolu moo jafe loolu la ministre bi loolu la def loolu la defal réew mi defal ko sàmm yi
waaye nag du ñu dem fenn te du ñu gërëm sant ki nga xam ni comme ni ma ko waxee woon keroog moom mooy magu sàmm yi mooy sàmm bu mag bi muy président de la république Macky Sall ndax balaa mu toog balaa mu nekk président dafa wër Sénégal fépp fu mu ñëw dana seet jafe-jafe yi nga xam ni ñoo fa gën a am waaye bi mu toogee ci réew mi fépp fu mu ci demoon jafe-jafe yi mu fekkoon su ko motalewul tey 100% it am na 90% yi nga xam ni defar na ko su ma ko waxee fu mel ni Jolof bi mu fa ñëwee dañ koy naan boo foloo ndox lañ soxla boo foloo ndox lañ soxla ba muy ñetti yoon duñ ci tegaat leneen waaye bi mu foloo benn département Linguère benn rek am na tey juróom-ñetti fukki forage ak juróom-ñett 83 forage am na foo xam ne boo fa demee ñu ne ko ñun de yoon la ñuy manqué ku wër Sénégal fu loolu ginoon a manqué am na fa tey président Macky Sall moo fa jaar léegi nag li ma leen di wax na ngeen ànd mooy seen ngànnaay ngeen bay xiiro ak ŋaayo Sénégal nag sàmm boo gis walla fee ñu nekk béykat la béykat boo fa gis sàmm la kon nag nañu ànd ak jàmm ak dal ñu jéem a seet nan la ñuy dikkee parce que mënuñu tekkali koy il faut ñu dëkk il faut ñu ànd li ci des nag nguur gi mu ngi ci yoon boo xam ne buñ ci àggee dinañu noppal ñun ñëpp mooy def ay tëralin boo xam ne bi sàmm dina xam fii la yem béykat xam fii la yem loolu buñ ci àggee yaakaar naa ñi ñëpp dinañ am jàmm ñu dëkk comme que mënuñoo ñàkk dëkk nag nañu jéem a maslaha wax dëgg yàlla ku nekk nag nga yërëm soo dëkkandoor sàmm yi yërëm ñi nga xam ni dañuy sonn ci seen tool yi balaa tool yi ñor rëccale nag dana am du ñàkk am waaye béykat yi tam ñi yërëm ñi nga xam ni sàmm lekk la ñu yaakaar ku yaakaar nag am fukki nag nga poson leen walla nga rey leen walla nga rey sàmm bi xam nga loolu metti na mu yore xam-xam ak expérience boo xam ne bi jëriñ na ma monsieur le ministre danañu la ñaan la monsieur le gouverneur parce que lii yombul te kii dañoo war a wax ak moom ndax moom la ñu am ñi fi teew tey ay nit lañu ñoo xamante ne ni kenn ci ñoom ku ne dafa am lu mu mébét ci xolam bëgg la ko wax ci yiw waaye aussi yàlla mooy sàkk doomu aadama danga am bëgg te doo ko mën a réaliser nañ ko bëggee loolu moo tax kenn ku ne mën na wax drapé waaye boo xaree xol bi luy doxal élevage ak lu lay yëkkati yow parce que xam nañu sa mission beneen bi ci topp mooy man mi nga xam ne dañu ma envoyé ma nekk ci sa wet di gis nekk ci say wetu service dafa am loo xamante ne li su ma teewee ci kanamu sama naataange yi war naa ko mën a wax xam nga bu jëkk ñoo ngi nii xam nañu bu ñu doon wax inondation ñooñu la ñu doon jàppale mbaa ñu ne ki nu ma tuddati sinistré ñi nga xam ne dañuy bay ceeb au niveau de Waalo ñooñu la ñu doon baal bor waaye tey dem nañu ba burki démb comme wax naa ko fi sànq ba nga xamante ne dëgga nga xar yi ñu rey ci commune Maabo danga maa woo guddi nga dem Ismaïla ndax am nga jot ma ne waaw am naa jot kay monsieur le ministre nga ne dëgg naa lii ak lii deete fokk ma dem ma ne tey nga yónni say service nga ne déedéet naa dem rek nga jóg yore 2 millions 5 tonnes d'aliments de bétail ak ay médicaments ñu ñëw nga defal leen ñooñu mbokk ñiipi toog seeni mbokk lañu te loolu boo mu nee sol sa dal la nga defal ñu wallaay kenn ku ne xam nga ne dangay sotal sa mbokk ñooñu ñu ngi la ciy gërëm mu xewaat burki démb ki nu ma tëddaat ci département de Podor mu nekk loo xam ne lii ci ñeneen ñi lañ ko doon gis te nga ñëw dëkk réaliser kon wallaay xam nga ne ñii yéene nañ la nga réussir ci sa mission mais nag
nun ñi nga xam ne aussi ñun ñoo fi nekk tey te yàlla def ñu jiite kuréel yi awma seen pay yàlla rek laa leen di dénk parce que damay wax toujours ne man Ismaïla Sow jànguma école musuma toog ci banque xam ngeen ma naar yàlla ngeen may wooye bariwul ñu ma xamee Ismaïla naar yàlla ñu may wooye moo tax xam nañu ma ñi fi jaar di wax ñoom ñoo ma yar ci seen biir laa yaru moo tax ba ñu la séentoo dañoo tànn ay quelques délégués ju jóge ci communes yi ñu ñëw war laa accueillir te monsieur le ministre bu ma fi toogee tey di wax laaguwuma ñàkkuma tànk ñàkkuma loxo deewuma nekkuma ci chaise roulante yàlla ci yow la ko jaaral de problème amee ki contacté président Macky Sall wax ko mu mobiliser la mobiliser mu ne la na nga mobiliser say collègues yépp nga mobiliser Diouf Sarr nga mobiliser kii Mamadou Saleh sa peke boppale yaa ko def ba loolu am te fu ci nekk ba ma gisee ñoom ñu woo ma laaj ma nemmeeku ma keroog ba bit seetee bañ ma yóbboo hôpital ba le lendemain docteur directeur hôpital principal dafa ñëw ci man mu ne ma Ismaïla mu ne waaw mu ne ma ministre de l'élevage bu ngi lay nuyu ma ne ko no dund ak yow mu génne téléphone am mu ne ma Mamadou Saleh mu ngi lay nuyu li ma dund maa ko xam jërëjëf yàlla li des nag àddina day dox xam nga nit dañu lay dénk secteur boo génne woon enveloppe 100 000 nga yónnee ma ko dañu naan moo fi gën waaye dangaa romb loolu te ni nga ma ko defalee man ma représenté ñii noonu la ñu koy defalee ñeneen sa stratégie bopp moo dugal loolu ci biir c'est le ministre nañu fekk ba ñun ñëpp a ñu xam ki ñu nu dénk mooy kan c'est très important leneen li ci des ñi fi toog duñu ñoo xam ne duñu ñoo xam ne ñi seen bugg-bugg da leen jiital déedéet waaye duñu aussi ñoo xam ne ñi seen mbañ da leen a jiital ay nit ñu am xel lañu ba ñu ma élire ba fii ma taxaw tey di wax ak yow barke Qur'aana boo déggee coow du ko bokk ci maison des éleveurs waaye nag lu sotti am boroom ñoo ngi ñii toog buñ ma woon mi ne ma Ismaïla kuréel bi la ñu soxla buñ ko waxee midi 2 minutes mu ñëw ci seen loxo kon ñii dema leen di déglu sargal leen sant leen bu baax ay mag ñu am jom ay jeunes yu jàng cadre Assane mi fi taxawoon di wax ingénieur hydraulique la dégg nga nekk en activité xam lépp dégg nga mun ñoo dem lu ci lu bari waaye boo ko fekkee ñun te doomu sëriñ yi mën a nangu adiya bu mu ñu fekkee it dafay toog ci suuf def ñu ay grand frère kon ñuy àndee noonu yombul te fii ay pël yi fi ànd ak ay séeréer yi fi ànd dañoo bokk ndey bokk baay bokk ngëm-ngëm gis nga burki démb ba Aliou Dembourou wootee ñëw nga ñun ñëpp a ci wetam la ñu taxaw seetuñu lu neex seetuñu lu naqari kuréel gii nga xam ne nag moom la ñu yore dañu lay wax ne dañuy remercier di féliciter Grands Moulins de Dakar ñu ngi signé ak moom convention le 15 mai 2010 boobu ba fii may taxaw di wax ak yow saa yu ñu defee commande dana ñu nu jox par semaine bis bu ne semaine bu ne benn camion loolu nag daa mënul yëggal Sénégal yépp ñu bari ñu ngi fi xam nañu nu mu demee ñaareel bi aussi lépp loo xam ne lii yëkkati nañu danañu yëkkati seen fonds ñu dugal ko ci dimbali ñu te aussi gis nga li ñu noonu may tey bii ñuy avant ñuy yokk ñun ñoo ngi doon jënde saaku aliment de bétail bi 7850 nga xam ne boo ko calculer suñu diggante ak commerçant bi am na différence li ñuy wàññil éleveur bi de éleveur bi nga xam ne buy fay loolu du ko fayaale ci camion bi am na ci 400 000 francs CFA yoo xam ne yi sa diggante ak commerçant bi nga xam ne dafay jënd dem jaayaat loolu am na suñu diggante ak ñoom
te ba pare it ñu may ñu 2% parce que dañoo am ay charges xale yi nekk ci biir conseil national de la maison des éleveurs ay ñu jàng ba am seeni master ñu recruter leen di leen fay par weer parce que la ñu fay liggéey ñun xamuñu ko organisation bi ni ñu ko war a def ak lii yépp ci seen bopp la nekk dégg nga kon ku lay jàppale ba ngay def lii ça fait fukki at musu ci dellu gannaaw kooku ameel nañu ko njukkal amoon nañu fa jafe-jafe it parce que xam nga nag aliment de bétail léegi business la parce que boo seetee li ñuy jëndee aliment de bétail bi ci boutique yi ak ñoom li ñu koy jaayee ay millions ñoo dog ci diggante bi ci camion bi parce que boo jëlee camion mun nga ci am 2 millions 3 millions wala 1 million 500 mille kon ci jamaana ay stratégie la ñu ne te loolu nag boo ko jiiñee gouvernement nga tooñ gouvernement parce que ñii aussi dañoo yore seen industriel di fay douane di fay taxe di fay électricité ak lépp recruter ay sénégalais comme ñun ñooñu di ñu leen di fay ñooñu di yore seen kër di walbatiku di jënd ay ci boutique yi xaalis bi di duggaat ci état bi kon nun noo war a développer suñu stratégie bopp loolu moo tax monsieur le ministre ñoo ngi lay remercier di la yóbbante ci président Macky Sall gis nga àddina bi yépp moo nakkari xam nañu ko guerre Ukraine bi lu ñu wax du dañu wax 60% ci li ñu doon jënd son de blé foofu la doon jóge mënatuñu ko jot moo tax usines yi yokk tey beneen ba ci topp mooy gis ngeen problème yi am ci sous-région bi waaw monsieur le ministre nun kay comme yeggu fi nañu sant yàlla ñu seet naka la ñuy def bi ci des nag ma ñaax samay mbokk ñu soxla monsieur le ministre falee nga jóge ci Ngeko loo mos a defam mu sedd sama xol tey nga ko mos a defee keroog ba ñu may transféré ci ambulance médicalisée loolu de sama xolu waa kër la sedd parce que ñoo xamoon état ba ma toll man xaw ma ko woon waaye lii ma gis nga def tey déplacé wu ñëw fekk waa Ngeko visite tool bi dofal leen am xalaat aussi génnee dara taxawal ko éleveurs yi jëriñoo lii de sedd na sama xel sedd na sama xol bu baax a baax a baax a baax a baax a baax beneen bi ci des aussi ma daanele foofu nañu leen yokk ko góorgóorlu nun maison des éleveurs bëgg naa benn riir di ñu bañ a yóbbaale léeg-léeg nga dégg ku wax bor yi demuñu ci éleveurs yi barke yonent yàlla Muhammad man xam naa am na ci yoo xam ni dem nañu ci éleveurs yi te aussi remboursé amul waaye nag yàlla may nañu xel ñun waa maison des éleveurs BDR génne 50 millions mu ne da koy joxe ñu war ko cee am dañu ne nun jëluñu moo tax fayuñu loolu aussi ñu ciy sant honorable député Aliou Dembourou parce que moom it lu mu mës a mën a gis luy jëriñ éleveur te mu mun koo lonk seetul kuréelam de convergence mun na ca sax gën a néew la day fekk mu ñëw ci éleveurs yi góorgóorlu nag dañu koy yore loolu ci éleveurs yi la waaye du ci keneen ma daanale ñu déglu ko bu baax nag dañu la doon ñaan ñun waa région de Thiès forêt bi nga xam ne Assane wax na ko sànq te mu nekk forêt boo xam ne bii boo jógee Thiès di dem Morolan li feete à ndeyjoor yépp dañu ko lu ci def ko ay kër li feete à gauche forêt la beneen côté bi jóge Daral Pël foofu aussi militaires yi ñoo ko jël te village yëkk a sekk ay village Coonax Càppoŋ Poñen Caawun Pël Gamadeg Palo Morolan Njaay Bopp Lukus Ngomeen ak Daral Pël ñoo sekk foofu yëpp seen jur yi dafa dem beneen bi nekk diggante Thiès ak Mbuur boobu dëkk yëkk a sekk mooy kër Masamba Gueye kër Thiem Soare Ngolaar kër Baara Kayre kër jëm kii nu mu tuddati ak Taseer nga jëm Ngeko Sinj Jas Pout ak la ko wër nu doon wax ni président de la république na mu ñu dimbali la fa des mu fekke mu dem ci loxo éleveurs yi
bu ñëwee ci loxo éleveur yi ak say programme yi nga xam ne yàlla def na yaa ngi koy créer fi mu nekk nii danañu fa mën a nekk ñu jàng culture fourragère ñu jàppalante lépp loo xam ne lii dañu ko war a def ñu def ko beneen bi nga xam ne foofu lay jeexalee doléance yi ñu bëgg ñun maison des éleveurs parce que suñu turu kuréel la ñu mën a wax dañoo bëggoon FONSTAB nga jàppale ñu parce que FONSTAB pour production la nga xalaat ko xóotal ko ak say service naka la ñuy mën a def ba ñu fa am benn fonds essier boo xam ne bi dañu koy leb ci suñu turu kuréel ñu créer ay magasin d'aliments de bétail jënda ci suñu partenaires yi comme Grand Moulin de Dakar ak NMA ñu ubbi ay magasin ci wetu éleveurs yi ñoom ñu koy fay fekk ma gërëm say service yépp da gërëm sa njaboot parce que ñu àndañu ŋaayoo ak leneen yàlla suturaal nañu lu ma soxla ba ma ñëwee ci daan ñu lijjante ba ma demee ci séeréer bi Alphonse la même chose mbargu noonu sans compter nag sa secrétaire général ak services régionaux yi ak départementaux yi maa ngi leen di sant di leen gërëm